Slam 94.5 Dakar FM la rajo Bonheur gars yi ñu ngi leen di ziar di leen jox cër bu baax a baax namoon leen ci seen émission Slam ci xol di am mardi bu jot fii ci 94.5 16h30 jàpp 18h dinaan Slam sama invité bàyyi ko rek mu nuyoo ak yéen ñu door a nag xuus ci biir Slam ci biir xol yi. Salam Diarra maa ngi kontaan bu baax ci invitation bi di la remercier. di nuyu waa Sénégal ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan aussi à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup kooku moom moo di Maggy Slam bu ñu ne Maggy ñi ne Maggy bu mbaaw wala boog Maggy bu Ouest Foire waaye dinañu xam Maggy bu mbaaw bu Ouest Foire lan moo ko waral. li ñuy wax rek mooy seen émission Slam ci xol day am mardi bu jot 16h30 jàpp 18h fii ci Dakar FM 94.5 yéen ñi bëgg participer ci seen émission Slam ci xol mën ngeen envoyer mail ci slamcixol@gmail.com wala boog nga envoyer ci 77 631 87 71 boo envoyer WhatsApp yow mii di artiste bi yaa ngi ci biir képp kuy def Slam xam leen ne seen émission la waaye ma daal di wax rek ne kii di Gaby gis ngeen ne sama seex bi gisu leen ko xam naa ne moom peut-être que mi ngi ci yoon bi kon nag moom moo tardé Maggy nee na tey tardé wu ma ku tardé wul Maggy. tey moom tardé wu ma tey tardé woo tey moom tardé wu ma ku tardé tey Gaby moo tardé. kon àddina gis ngeen ko nee na tey Gaby moo tardé kon mi ngi noonu ci 94.5 Dakar FM 94.5 Maggy dañ ne Maggy Ouest Foire la nekk ñi ne Maggy mi ngi nekk Mbao lan moo waral Maggy Mbao Maggy Ouest Foire. waa Mbao dama fa dëkk. sama famille dëkk fa. donc ñu nekk ay nit ñoo xamante ne ay communauté bu yaatu nañ vraiment accueillir ñu jàppee ñu comme ñoo xamante ne ci seen bopp nañ bokk. donc ñu am fa ay dëkkandoo yu baax am fa ay nit ñu baax donc mënuma dem fenn te tey du ma ni man kat Mbao laa dëkk parce que fierté la ci man ma wax ko. mais Mbao ba tey j'ai pas compris fa nga cosaanoo wala. Mbao cosaanoo mu fa man nag damaa paas ñëw. dangaa paas ñëw damaa paas ñëw parce que sama côté yaay waa Linguère la mais sama côté papa voilà waa Fouta la originaire d'Imat. donc xam naa waaw ñoom sax ñu ngi may déglu waa. ça veut dire que ne kii di Maggy moom dàgg kumba la waaye du dàgg Samba moom ab dàgg kumba la dafa mel ni maam Jaara mi toog fii Jaara Slam nekk benn dàgg kumba nga xamante ne xëy cëpp la kon ñu ngi lay bégee bu baax di kontaan si yow Maggy commencé di Slam lan moo tax artiste en tant que artiste mbalax bi nekk fi leneen ak leneen nekk fi tey nga taamu Slam lu tax. Slam mën naa ni passion la bu yàgg boo xamante ne amaana amoon naa ko te xaw ma woon luy Slam. parce que ça veut dire. parce que yàgg naa di bind. di bindantu di denc di déclamer. mais boobu xaw ma woon lan mooy Slam. dama ko doon def parce que quelque part peut-être am na leen lu doon nelaw ci man loo xamante ne moo ma doon def loolu noonu. moo doon def loolu moo ma doon def loolu parce que man dama yàgg bind dama yàgg bëgg. est-ce que nga tàmmoon ay récitation école genre comme ça. et su ma daan am récitation sax du ma jël bi gën a du ma jël chant du ma jël récitation bi gën a gàtt dama jël bi gën a gudd. bi gën a métti pour wane woon ne dama ay quoi. maa nekkoon xale la yëg succès. xale buzz xaw a yëg succès voilà donc dafa nekk loo xamante ne mën naa ne passion la bu yàgg ci man. donc voilà ñu am chance lu rencontrer ay nit ñu nekk ci Slam bi découvrir ko commencer di ko pratiquer. ok kon nag yéen a ko déggandoo nee na moom xale buzz la woon parce que récitation école bañoon na ko ba du jël bu gàtt waaye bu gudd lay jël la kon nag merci Maggy mais Maggy kon du mu demee noonu Slam bi nekk ci yow nga di ko tàmbali. bi nga koy tàmbali ndax ñenn ñi dañu nekk ci ay maanaam ay daara. bu ñu ne daara mën na nekk école. bu ñu ne daara mën na nekk ci biir collectif. léegi nag ñenn ñi ca la ñu nekk ngir jàng lii nga xamante ne moom mooy Slam bi. ñenn ñi nag dañu dem maanaam dugg ci li nga xamante ne moo di buumu jokkoo yi. dégg nga ngir di xool lan mooy Slam. di ko xool ci biir buumu jokko yi ba tax na ñu di ko fa jànge ba tax na ñu daal di Slam
kon yow ci fan nga sukkandiku ci buumu jokkoo yi wala bi loolu weesoo dangaa dem nekk ci benn collectif moom maanaam benn daara ba jàng ko fa ba mu mokk wala déet. waaw man damaa tàmbalee ci daara mën naa ne sax ci découvrir ma ko ci buumu jokkooy mais ci daara laa ko découvrir. ci daara nga ko découvrir ban daara. Arc-en-Ciel Slam. Arc-en-Ciel Slam Blaise Senghor dama doon dem foofu noonu ngoon gi sama benn xarit ne ma yow kat ni ngay def comme da ngay bind man damay bind. te moom poésie lay def Assane Sarr mu ne ma nañ ànd di nga gis loo xamante ne case boo xamante ne dina la neex. ma ne ko waa amul problème léegi ñu ànd dem après c'est à découvrir nit ñi di def ay slam. ma dem nag mu nekk loo xamante ni daf ma à la fois daf ma marqué daf ma neexoon daal. waaw ma ne lii daal dinaa ci dugg. parce que voilà xam naa ne peut-être su ma ci duggee ça va aller. incha allah donc dinaa am au moins benn cadre boo xamante ne non seulement dinaa partage li may bind mais dinaa mën a am ay retour ma xam ne la améliorer. comme ça ma gën a mën a performer wu. ci loolu laa jugee dugg si collectif bu tudd Slam au féminin. mu nekk collectif boo xam ne ay jigéen rek ñoo si nekkoon. moom fa la nekk. waaw fa laa nekk ay jigéen rek ñun ay jigéen kese ñoo ok ñoom fan lañ basé wu seen base fan la. Blaise Senghor. Blaise Senghor d'accord ok voilà. mais beneen bi nga wax sànq boobu moo nekk collectif bi nga xamante ne biir Afrique presque ñu bëri collaboration la daal maanaam ñu bëree ngi ci biir. voilà donc Arc-en-Ciel. donc moom la ñu jël maanaam daal. nga daal di fa nekk nafar ka fa daal moom. nafar nga ci ñoom maanaam am na li nga nafar ci ñoom lu bari fa laa daan tàmbali di dem ci atelier yi. di xoosaat xalima bi. am nga defaraat ko. ñu ne wax lu baax ak lu bon li nga war a def boo nekk ci seen li nga warul def ak yenn yooyu noonu. moom moo ubbil bunt yi mën naa ne. d'accord ñoom ñoo ubbil bunt yi. kon c'est très important li ñuy def mooy kon mag yi. dañuy wax rek ne fàttali la lan nga ñuy baddil waaye balaa ñuy ñëw ci loolu. dañ leen di fàttali rek ne yéen a ngi déglu 94.5 Dakar FM 94.5 waaye tamit di leen di naan bu ngeen bëggee jokkoo ak ñun mën ngeen woote ci 33 821 88 11 ci kanam soppey Magui Slam yi di ngeen ci jokkoo ak ñun te xam ne fii nga xamante ne moom moo di seen lënd Dakar FM ñi ngi fii ñun ak yéen la lan nga ñuy bàddil. dañuy wax ci jigéen. comme que ñu ngi ci weeru mars ñu jagleel wax nga dëgg de. ñu tàmbalee noonu rek rendre honneur aux dames. ndeysaan bàddil ñu ko. biddiw fenk na ni du laal suuf tar fàq jóge ci Yuusuf leeroo leer jóge ci rasul yàlla ni lu jëmm màgg biiru jigéen dina la muur kër la tabax ci jëmm yaatal xol ak dënn lu pepp tuut mu mooñ ko mu dëll lu àdduna tar mu nëbbee ko taar wenam bënn meew ball nit lekk ci suur naan gan jaaraama borom kiiraama jigéen jaaraama borom kiiraama mooy ki am maqaama doxantu diggante àjjana ak suuf saa yu bégalee jëkkëram saa yu juree doomam saa yu xamee boppam mooy soxna jaara yaayu xaadimul rasul mooy suñu yaay Amina ki gën a yéwén ci ñun mooy yaay Aïcha gën di bëgg rasul mooy yaay Khadija gën di bëgg rasul deret sotti ci yow daggoo nit dund ci yow yëgoo sa kiiraama mën a jigéen xamoo mooy kii muñ ba jàgg doon lalam te du sa dégg jaaj nangul mooy ki takk ndiggam te du mës a muñ jaaraama borom kiiraama jigéen mooy kii muñ ba jàgg doon lalam te du mës a muñ ki takk ndiggam te du mës a dégg jaaj nangul doole ji néew teewul mu mën lu góor àttanul lu mën du góor ni day góor moo tax fu rëy jeex mu toog fay moom ñu ne yàlla moom la njëkk a sàkk ma ne déedéet ñu ne yàlla moom la mujjee sàkk ma ne njeexital baa tax jaara laaj ma lu tax Kersaam ëmb na doom bu amul baay ci biiru Mariam mu judd ñu tuddee ko Insa muy leeru jamonoom kon waaru su ma ne la kii moo tee àdduna waaw yàlla dëxañ àddina teg suñu loxo mu diis gann loxo waxoo jàmbatoo dëgg la jigéen deret sotti ci yow jaara daggoo nit dund ci yow yëgoo sa kiiraam kon ba tey xamul
Salam merci beaucoup dret sotti ci yow te ba tey daggoo loolu nekk lu yéeme mbirum suñu boroom la kon loolu ci jigéen dong la xaj nekku ci jigéen dong la xaj ku ci nekk am na ci fàttali ba ngay nekk xale nga am ci jaaxle ndax say premier jour loolu la may fàttali ngay waaru ma jékki nekkuma woon koo xam ne ku ñu waxtaanee loolu wala dara mais nga jékki gis ko naan man damaa gaañu di naan waa man damaa gaañu te xamoo li la gaañ lan la parce que boobu dafay fekk ne nga nekk ak waajur bu am kersa boo xamante ne du wax ak doom yenn yi ba pare ñu door laa nag xamal kon loolu li nga wax nii loolu la may jox ci jigéen kon dañuy wax rek sa góor mi ngi taxaw di yorndu waaye nañ ko ne dugg si rek ndax fa mu nekk dañ koy naan nag duggal rek sa góor moom nañ ko ne duggal ndax comme àddina bépp xam nañ ne moom yàlla bindee na ko nii jot nañ koo siiwal waaw magi jot na laa siiwal dugg si rek yow la ñuy xaar gaaw gabi nee naa ko comme magi siiwal nga ko fu mu toll nii kay ne ko baal nga ko rek te na dugg na amul solo na dugg mi ngi noonu weer wi nekk weer boo xamante ne weeru jigéen ñi la tey gii du doy lépp luñ ci wax ci jigéen bi ngay bind lii fan nga sukkandiku pour bind ko bon mën naa ni dama sukkandiku ci lépp li nga xamante ne yàlla defal na ko jigéen te yenn saa yi duñ ciy bàyyi xel mooy soo ne nit mu jigéen moo am maqaama doxantu diggante aljana ak suuf ñu ne jigéen buy am doom mu benn tànkam mu ngi aljana benn tànkam bi mu ngi fii ndax saa yu ci ñàkkee bakkanam kenn ñaanu ko yàlla mu ngi aljana donc loolu yàlla moom la ko may ma déggaat ñu ne jigéen lu mu dëng-dëng bu ñaanee yàlla bu gisul lépp dina am lu mu ci gis ndax digganteem ak yàlla moom moo tax yërmande bi yàlla am ci moom donc mu nekk ay kiiraama ay mbir yu bari nit dund ci yow lekk ci yow naan ci yow fanaan ci yow 9 mois génn dara jotu la nga continuer di dund sa dund dina des sekkal mais nga continuer di dund sa dund mu nekk loo xamante ne ay mbir yoo xamante ne yu yéeme loo xamante ne yàlla def na ko ci jigéen et ku ci bàyyiwaat xel di nga xam ne am na benn valeur boo xam ne doo fi nekk sax di naan dañuy ut suñu équité boobu noonu ñuy ut dëgg la parce que da ngay xam ne am na loo xamante ne yàlla bàddil nañu ko loo xam ne joxu ko góor ñi dëgg la am na lu ñu yàlla suñu borom bàddil loo xamante ne bàddilu ko benn góor ba tax na ñun jigéen ñu war a xam suñu bopp te xam ne ñun jigéen royukaay lañu ci bépp xeetu teraanga ak jikko kon nañu xoolaat suñu yoon mu nekk loo xamante ne c'est très important tey nga ne ci daara jooju nga nekk nga xamante ne ay jigéen yi neen ngeen ndax daara jigéen ay jigéen dajaloo fa ci lii nga xam ne moo di slam ku ci nekk di bind ñii dañuy def poésie ak slam ci biir daara ji wala slam rek lañ fa nekkee am na sax hip hop ci biir am na sax hip hop kon ça veut dire que ne yaatu na waaw parce que yaatu na ñi def poésie ñu ngi ci biir ñi nga xamante ne slam lañuy def ñu ngi ci biir ñi nga xamante ne dañuy def hip hop tamit ñu ngi ci biir parce que lépp ci lu ko tax a jug mooy doole jigéen yi nga xamante ne ñu ngi ci culture urbaine bi donc moo waral ñu dajale ñooñu ñëpp ñuy woy sax ñu ngi ci biir am na ñoo xamante ne voix nañ am dañuy woy mais ñooñu dañuy gën a neexal affaire yi daal ñëpp dañuy gën a neexal affaire yi ça veut dire que ne mix la daal mix la lépp d'accord kon léegi ki nga xamante ne li yàlla xam doy na moom nañ la bàyyi rek nga ne ko slam ne ko nañ la bàyyi rek nga ne ko slam te ñu nga jàkkaarloog sa slam lam la doon wax slam soxna si yaa koy dalal rek yow tey ay slam mag yi laay wax parce que bon voilà peut-être xëy na waaw maa ngi ko fekk ci discussion bu neex nag di wax pour profiter de cette occasion pour wax slam auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi à l'écoute quoi et slam ci xool je pense que c'est l'art de l'écriture l'art de la poésie l'art de parler et bu ñu gisee mag yi aussi en tant que jigéen je pense que 8 mars bi am na lu bëri loo xamante ne def nañ ko ci et mais bëggoon naa ñu delluwaat un tout petit peu ci 8 mars bi par rapport ak jigéen taxawaayam ci société bi par rapport ak histoire parce que bu ñu nee écriture directement dañuy indexer histoire suñu xel day dem ci histoire te bu ñu nee histoire aussi il y a le 7 mars en tant que yéen porteur de voix en tant que écrivain en tant que nit ñi nga xamante ne dañoo nekk ci société bi di fàttali nit ñi histoire 7 mars boobu la leen jox 7 mars talaatay ndeer waaw lu tax di journée bu jar a célébrer
mais mën naa am dañ koo boole ak 8 mars bi rek comme que cause yi xaw nañu dendoo comme que ay mbiru jigéen la ñu boole ñu ko moo waral sax ñu gën koo yaatal ne jox nañ ñu mois wu le 8 mars mois wu mars bi yëpp voilà donc 7 mars nekk talaatay ndeer nekk ay jigéen ñoo xamante ne dañoo bañ ba mu jaral leen ñu tayle seen bakkan ndax bañ ko leen noot donc loolu yàgg na ci jigéen yàgg na tamit ci sénégalais nekk ay bañkat mais souvent histoire dañu koy xaw a fàtte aussi parce que histoire dafa fàtte talaatay ndeer donc ñun je pense que peut-être ci histoire Babylone li mu créé moom la ñu indi teg di ko célébrer ndoo ensemble et si célébration bi aussi c'est des droits yoo xamante ni war na ko xeex et droits yooyu buñ koy xeex aussi benn xel dafay xaw a dem tuuti un tout petit peu ci suñu religion jigéen est-ce que la mu am yéen est-ce que vous vous rendez compte ci situation boobu noonu bon mën naa ne on s'en rend compte parce que tey saa yoo waxee waxu jigéen ak équité dañuy def un parallélisme entre religion li muy wax ak li nga xamante ni moom moo nekk société actuelle bi mais ñun en tant que jigéen revendiqué wuñ leen loo xamante ne diine mayuñu ko diine mayuñu parce que sànq moom laa doon wax jaara yàlla def na ci ñun benn yërmande boo xamante ne am na lu bëri loo xamante ne tey nit ñu ngi koy xañ alors que moom ci boppam à la base may nañu pour ñu def ko parce que bu ñu xoolee ci yaay Khadija duñu tere benn jigéen mu liggéey bu ñu xoolee ci suñu yaay Aïcha duñu tere benn jigéen mu jàng parce que ku lu ko am xam-xam moom jàngal na la ci lu ñu wax ci lu histoire raconté donc bu jigéen am place boo xamante ne place éducatrice place bu am importance ci société donc lu bëri ci lu ñuy revendiquer yoon la pour ñu jox ñu ko diine may nañu ko mais quelque part tamit mun naa am ci dëkk yu mel ne Sénégal njàng bi moo xóoteewul noonu ba tey boo waxee rek ñu yaakaar ne boo ne équité sax dañuy yaakaar ne égalité ngay wax fekk waxee wuñ foofu ñun égalité des chances nañuy revendiquer mais du question que ni dañuy revendiquer ñu tolloo góor ñi parce que ñun bu ñuy xool maa xaama ñun ñoo leen ëpp maa xaama du ñu wàññeeku waat di tolloo te ak non balaa ñuy continuer damay fàttaliwaat non dafa am lu mu wax discussion boobu ñu ngi ciy ñëwaat de et c'est très important parce que ñun dafa mel ni ñu ngi ci weeru mars bi te nag xale yi dañ ne slam lii di poésie mama Yeli mooy suñu mama dégg nga yàlla suñu borom def damay wax ne bu fekkente ne mi ngi ñuy dégg keroog am na lu mu doon pare mu nekk lu rëy su ma nee dugg baddi ko na dugg baddil ñu ko dégg nga moom mama Yeli xale yi ñoom Kéba la gladiateur ñoom ñëpp xale yi dañu génne ay son yoo xamante ne ay morceaux yoo xamante ne xale yi dañu bind rek ngir ci jigéen dégg nga ci bésu 8 mars bi muy ñoom Capoliris ñoom ñëpp dañu bind ci 8 mars bi dégg nga kon seen xalima gu ñaw googu ñu jël téye ko jël papier bu weex tàll bind ci ngir jigéen ñi suñ ko mënee baddi nañu woote ci 33 821 88 11 ngir baddil ñu ko fii ndax nag Maggy moo leen représenté Maggy yaa ngi doon wax léegi waaye Maggy balaa ñuy continuer waat dafa am li mu doon wax léegi daañu ci ñëwaat de mais est-ce que doo ñu baddil dara nga baddilaat ñu dara ba pare su ko defee ñu daal di continuer ci waxtaan bi mën naa nekk donc bi yoon est-ce que duñu seeti suñu maam suñu benn maam bu ma bëgg ci sama xol ndeysaan donc moom laa amoon lu ma ko dencaloon ndeysaan li nga ko dencaloon waaw sa chéri la xanaa sotti ko fii sa chéri la non wala sa wujj la weesu na foofu sama wasila la sama wasila la waaw kon nag ñu ngi lay déglu slam nuit nuageuse soleil ardent vent poussiéreux atmosphère bazardeuse. Je cherchais mon chemin dans la fantaisie, perdu sur la pente de mes folles désirs. En levant mon cohorte de tourments, je me suis tournée vers toi et depuis je n'ai jamais détourné le regard. Est-ce ça l'amour? Je ne sais pas. Lié à toi, j'ai caressé tes perles au creux de mes mains. De ma voix sensuelle qui se perd parfois ses mots entre les larmes des fantasmes. J'ai appris à crier son nom en toutes circonstances. Autant de fois que j'en ai aimé les redondances. Grand-mère. Est-ce ça? La foi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. En levant ces cohortes de tourments, je me suis tournée vers toi. Et depuis, je n'ai jamais détourné le regard. Dans l'ombre d'une génération en crise, perdue,
privé de vertu ou diverti. J'ai vu ta lumière juger au sommet des collines, guider mes pas vers un monde de folie. Au monde de folie, de diamants polis. Est-ce ça la vérité? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Dans mon cœur déferlent des vagues de sensations, une rafale de frissons, un amour sans nom, une quiétude sans magnitude. Est-ce ça la vérité? Je ne sais pas. Baye Niass, oh Barham, source de foi intarissable, bouclier infranchissable. Baye, Bayu Baye, doomu Abdullah bi jeex ci doomu Abdullah ji réer ci réeru leeri Rasulullah. Baye Niass. Ni mu toppee leeru rasul jaarale ko ci nuuru xuu sol ko suñu ruux yi. jaara dama doon dund am lu ma manqué woon. yore xel ak xol bu amul suux. yore xel am xol bu amul suux. may sàbbal àdduna asamaan ak suuf ngir jot ci leeru rasul. ci laa dékki dégg ndigal dekki te deewuma. dundaat dëggi dund ci bu ma teewee salaatul fatiha. Baye Niass Baye ma ne mooy baayu Baye ree ji neex leer ji neex a ñeme. baayu Baye borom faydu bi borom mbootu laa ilaha illallah bi saa booy fóot xol yi sol ci leeru rasul. Baye Niass, oh Barham, Barham la solution. Tu as accompli ta belle mission. Slam. 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 Mashallah. Slam. Mashallah. Slam. Mashallah. kooku sama maam bi. kooku suñu maam bi. Niass Kumba Abdallah. nga xam ne macha allah. borom. képp koo xam ne ñaseen nga. dañuy wax li mu doon baddil jox naa ko képp koo xamante ne mi ngi ci biir xolam te mi ngi ci biir xolu jullit ñëpp. gis naa loolu ah mais kontaan nañ waaye nag spécialement di ko jox waa Kaolack ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax waaye damay wax rek comme man fu mu toll nii bët yi moom mooy loolu dama bëgg rek ñi nga xamante ne ñi ngi fi ñu nga remercier leen rek ñoom. Kéba le gladiateur ñu lay signaler fële. Ouais. ci je pense. Merci beaucoup merci encore une fois. ah samay bébé ñoo nekk foofu ah. say bébé aka maa bëri ay chéri. gars yi big up à vous maa ngi bëggee bébé Diarra yi big up à vous quoi. waaw gis nga mi ngi noonu maa ngi leen di bëggee waaye di leen fàttali nag ne yéen a ngi déglu. seen émission Slam ci xol ci Dakar FM 94.5 seen émission Slam ci xol ngeen bëgg woote ngir bàddil ñu dara bu boobaa mën ngeen woote ci 33 821 88 11 à part loolu nag gars yi ma leen di wax ne ci buumu jokkoo yi ñu ngi nag ci lënd bi saa su ne fii seen mbégte mooy suñu bànneex ñu daal di dellu siwaat Gabi li mu wax dafa nekk lu rëy lool. J'aimerais bien parce que dama dégg souvent parce que bu ñuy wax écriture. waaw moom Malcolm on n'en disconvient même pas que ni talibé Baye la. parce que gis nañ ko ci écran bi. ndeysaan. mu wane boppam ci talibé Baye parce que souvent talibé Baye dafa am flair boo xamante ne boo leen gisee automatiquement tu sens que ni c'est des talibés de Baye. non mais dafa et puis Baye dafa nekk ci xolu jullit ñëpp. waaw soo demee ci murit nga dem ci nangam mi ngi ci xol yëpp. Sénégal dafa nekk benn. nii. one people. jeex na tàkk. dégg nga mi ngi ci xol yëpp. waaye tamit dafa am ñoo xamante ne ñu ngi ci buumu jokkoo yi. kon nekk ci bu ñu jàllale leen ñoom Kéba le gladiateur. ñoom waaw je pense que actuellement ñu ngi à l'écoute. waaw kon nag nga jàllale leen. Kéba bi ngi à l'écoute dina dégg lu bari aussi. ndeysaan. Babsi l'apprenti du slam mu ngi lay béggee aussi. Fatou Yeli maman Fatou Yeli mu ngi lay. dafa am ku nekk ci ligne bi. kon ñu ne ko Slam pour jël ki nekk ci ligne bi Slam.
Slam. Suñu Slam. Mama yegsi na yow lañu ubbee yow yaa njëkk dugg si tamit. La plaidoirie du cadre. Ne m'appelez pas Federbia Albida. Si tant est que je suis Bourabeb, Garab, Leki, Ndahar, Tri, Arbre. Je réclame ma généalogie. Pour mes enfants, mes fils des frères d'Afrique. Je ne m'appelle ni Acacia Albida, ni Federbia Albida. Je me nomme Kad, tout simplement. De la grande famille des arbres d'Afrique, du Sénégal plus précisément. De la digne lignée du Gouy, Haï, Dakar, Bentigné, Guitare, les arbres petits. Peuple juge, comment peut-on m'appeler Kad pendant des siècles, me renommer Acacia Albida, puis enfin Federbia Albida? Interrogation légitime, légitime inquiétude. Pourquoi déconstruire pour reconstruire ce qui a déjà été bien construit? À quelle fin? Mon Afrique, réveille-toi, ouvre les yeux. Ce terre n'est plus possible. Même s'ils pillent nos ressources naturelles, ils ne peuvent accaparer nos cerveaux, ni nous empêcher de constater, de penser, réfléchir. Et c'est pourquoi je plaide. Je plaide pour mes fils et petits-fils, ceux qui seront totalement libérés des chaînes invisibles de la sournoiserie aliénante, ceux qui ne seront plus ligotés, enfagotés dans le creuset de l'omerta, ceux qui sauront faire la part des choses. Je plaide. Je plaide pour cette génération qui saura qu'à formation égale, la vérité triomphe, comme n'a cessé de le dire le pharaon du savoir, cher Abdou. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Moi qui ai toujours vécu en Afrique, dans mon arbre généalogique, Federbe n'y figure pas. Dans mes racines souches, Federbe n'existe pas. Sur mes feuilles, mon écorce, mon tronc, Federbe n'a pas sa place. Sur mes fleurs qui nourrissent le pâturage, quand l'herbe se fait rare, Federbe n'apparaît pas. Alors, nul besoin de déboulonner les cadres de l'Afrique de l'Ouest. Nos racines souches nous servent de boulon naturel. Pas besoin de démonter le pont Federbe de Saint-Louis. L'histoire s'en chargera. Nous qui ne sommes pas des statues, ne traînons ni boulon, ni chaînon. léegi c'est bon kon nañ ne Slam parce que sa doom yi fii ñëw tout le temps dañuy yàkkamti waxtaan ak yow. Mi ngi noonu kon Magui. waaw Slam maman. Oui Magui. kontaan nañ ci dugg bi. Comment ça va? Ça va, je vais bien. yow nag. kontaan naa trop léegi laa leen jël au vol. ndeysaan. dafa amoon yenn yu ma doon def mais kontaan naa trop ci ni ngay assurer relève bi. ça me va droit au cœur te maa ngi lay ñaanal yàlla gën a yokk xam-xam bi. amiin gàttal gi mën-mën bi ak inspiration bi. amiin ba ngay toujours nga ñuy mën a bàddil di nu représenter partout dans le monde. ñun yéen la ñuy ñaan bu ñu gisee relève boo xam ne dañuy assurer ak dañ koy assurer bravement. vraiment dañu sant yàlla daal. lii rek lañ leen di ñaanal yéen ñëpp ku ci nekk liggéey bu rafet. boo xam ne foo ko teg rek. ñun suñuy fierté lay doon. waaw waaye li nga ñu baddil sànq de. li nga baddi. waa loolu da nga ko préparé ci 1 an wala loolu ci 8 mars bi nga toog rek. boobu laa leen naroon préparé keroog moom laa pare woon pour kii parce que je me disais que le 8 mars. xam nga lan la ñu wax. ñun jigéen ci suñu. xale yëpp nee nañu ma man maa la koy wax xoolal. xam nga lan la xale yi wax. war ko ci boole résoudre problème environnement. waaw ba doon ko pose au niveau bu 8 mars amee war nañu
problème environnement fii lañ ci toll. dëgg la ñun jigéen ñi à partir de tey lii lañ war a def muy mars prochain ñu joxante suñu bopp rendez-vous ne fii lañ ci toll. dëgg la. beneen problème aussi man c'est comme ça que man léegi noonu laa concevoir 8 mars bi. c'est bien beau de se retrouver ñun ñëpp di waxtaan di fecc di kii c'est bien de parler de la femme ceci cela mais tamit dañu war a poser ay problèmes yu concrets. di teg ay actes bu 8 mars prochain ñu xam ne réglé na acte bii ba ñu jàll ci leneen. dëgg la. moo taxoon man ma jëloon affaire environnement indi ko woon ko pour moo nekkoon sama 8 mars. macha allah rek. macha allah. ci un hommage. waaw je pense que peut-être wax nga lu bari ci histoire Afrique jooy na. te je pense que combat boobu moo tax ñu toog fi aussi. bien sûr. te avoué nga aussi. ci par rapport ak sa doom sa tout tànk bi nga xamante ne moom la ñu dalal tey Maggy. par rapport ak ni nga ko déggee sànq. waaw parce que ku wax musique wax parfois ku wax écriture parfois laal origine bi source bi. bien sûr. parce que parfois day dem ba benn à un moment donné mën nga xaw a laal un tout petit peu spiritualité. te sànq bi muy déclamer aussi je pense que dégg nañ ko ci spiritualité boobu mu toog aussi. donc ak sa combat aussi su ma juumul daal ça peut donner beaucoup de choses macha allah maman laay wax. waaw li ci des nag benn curiosité la dama koy bàyyil ak Maggy maa ngi la ko koy jox léegi. le 8 mars noonu laa ko recentré ci man. d'accord. il faut qu'on pose des actes et qu'on essaie il y a beaucoup de problèmes qui nous interpellent nous les femmes. parce que dara gënul jur sa doom ba pare mu dugg ci géej gi dem fa il y a combien de jeunes qui sont partis génn nañ jeex nañ dugg nañ ci biir géej gi fàtte nañ leen. tout ça c'est des problèmes que aussi waa 8 mars war nañ ko ci mën a boole. comment résoudre ces problèmes de l'immigration. comment résoudre ces problèmes d'environnement. comment résoudre ces problèmes il y en a beaucoup. il faut qu'on passe focalise ci jigéen rek bàyyi li ci def. jërëjëf parce que jigéen moo ëmb lépp kon boog lépp lañ war a boole. jërëjëf man noonu laa ko gisee daal. jërëjëf merci maman. ok merci Gaby. am na solo vraiment man dama ne duma ci wax parce que wax ngeen lépp. vraiment du ñu def lu dul gërëm ko sant ko jox ko cër dafa am ñoo xamante ne ñi ngi ci ligne bi ñoom tamit foog ñu béggee leen bonne nouvelle Mendy ñu ngi koy béggee bu baax a baax di kontaan ci moom ak Monique Massieu du côté de la France excellente écoute à toi Monique big up respect maa ngi lay béggee bu baax a baax macha allah Keba jaajëfal nañ ko bonne nouvelle salaam Maggy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. kooku moom moo di le grand PK. di la ñaanal. ndeysaan wér gu yaram ndax sutura bu yokku. amiin amiin. lu wóor laay. ndeysaan. jëwriñ. ndeysaan. waaw PK. maa ngi lay ziar. delloo ziar lu bëri jërëjëf. yàlla na la yàlla fay. amiin ñu bokk ñun ñëpp. disponibilité est indiscutable. ndeysaan. jërëjëf. Maam Jaara. waaw. Maam Jaara ku mu woo. ndeysaan. jox la lu rëy. ndeysaan nga am lu rëy def lu rëy. ndeysaan yaa baax yaa ma ko ji. yaa baax yow kay kenn yow fu mu toll nii yow rek a baax waaye bàyyil noonu rek dañuy yem foofu te naan xoolal xam naa ne danga baax waaye dafa am li nga wax léegi ci jëwrin. waaw. te yow ci sa bopp ab jëwrin nga. góor gu baax gu ne mooy ab jëwrin noonu laa ko mën a waxee waaye damay wax ne mami su ma ne la woon bàddil ma ci ab jëwrin ju baax ak jigéen looy wax ma may ko kii ndax dama ko koy yéene ndax jëwrin la. xanaa ma kon bàddil ko PK dara dañ rek lay bàddil lii nga déglu ko. xam nga ku baax. mooy defar ku baax. ku bon ku baax lay jox. ndeysaan. danga ne. danga bugg a may jëwri Maggy. waaw. Maggy bu d'accord. waaw. moo feebaroon bu mënuma dox fa xaraam ñëw. ay waay tegal ma son bu ndaw ci suuf muy wax parce que moom mi ngi slam fu mu toll nii li muy wax rek mi ngi slam. sa façon de parler c'est ni ngay waxee yaa ngi slam. namal tegal son bi tuuti nga continuer wax après mami bàddil la ndax kontaan naa ñëwal. man mi leen di déglu maa gën a kontaan. ndeysaan. macha allah lu ma jàpp ba 16 heures maa ngi toog. ndeysaan.
boo leen waxoon loo xam ne intéressé wu ma du ma leen déglu est-ce que ñi nga jot a invité yëpp wax yoo xam ne ku ko dégg jëriñu du dëgg dëgg la loolu la ñu soxla ci àddina jaar na ku ko wut am ko ndeysaan te yéen da ngeen di roote nit jàmm bugguma tee antenne ak lu yàgg ce n'est pas ma tasse léegi nag dangay naan salaam nga coupé jawriñ bii ñuy wax yow lañ koy bàddil yow kese bokkoo ko kenn salaam doyen Peka salaam a jaaraama jaaraama mi weltima direct xel dem ci yow ma ree ba ñi tey jàmm lay ree yëg naa péex mu jógewul ci gàncax ndeysaan ne ci biir xol lay ëppee ma toog fii di xalaat di ma yóbbu fu sori sori ma ni ginnaaw daqaar du ku ko màccul jëwriñ tey ma seedal la loo xamul est-ce que ne aras laa la bëggee ci loo yëgul dëkkee di xalaat ku ma gisul ne xol bi laa doon wër du sa jëmm ruu bi laa doon yëg fu jëmm newul muy leer ci samay gént ni jant bu te fenk li gën ci man ma jël denc gaay di ñëw may fent tiit ni ko xaar ba su penc jëwriñ ragal laa ñàkk te amaguma la tiit laa romb te gisaguma la xanaa kenn du ne fonkuma la amuk keroog bi ma la gisee jëwriñ laa xam ni yow la jël xol bi ma dencoon teg sa loxo gala sàmm ko gala bul ko weccoo bëgguma toog ba di la xëccoo ni kon ma doyadi bëgg la suuf bëgg la aras bu matul ñu mottali dem ba aljanna doon sa urul ay ni bu ñu muñalante jekk ree suñu muñalante su lëndëmee suñu leeru xol nittalante ma ni su wéetee suñuy reetaan nittalante jëwriñ saa yu xel demee ci yow ma ree ba ñi tey jàmm lay ree may yëg peex mu jógewul ci gàncax ne ci biir xol lay ëppee may toog fii di xalaat di ma yóbbu ba sori man yaa rafet kaar te jaayoo taar sa bëñi weex ree ji neex ni meew alib sama abib imam ratib boo jiitewul ma ne fii sàppe yi du jub su ma ne bëgg naa ko ñu ne ma lu tax ba ne su ma ko xam bàyyi gëm naa ni mbat na ma sang ndax sutura bi mu ma sang yàlla buur du ma noppi ci di ko sant bi mu la sakkee ba noppi indi la ci samay tànk tax jëwriñ loolu tax saa yu xel demee ci yow may ree ba ñi tey jàmm lay ree may yëg peex mu neex mu jógewul ci gàncax ma ne ci biir xol lay ëppee may toog fii di la xalaat di ma yóbbu fu sori salaam kon kooku dama bëgg xam ban jëwriñ la ko jox non jëwriñ ju baax boo seetloo man ci li ma comprendre mooy daf ko jox góor gu ne mën na nekk jëwriñ ci jigéen góor gu ne mën na mat jëwriñ comme mën na bañ a mat jëwriñ waaye ki mu ko jox mooy jëwriñ ja baax laa yaakaar ka mat jëwriñ kon nag Peka mat na jëwriñ kon may nañ ko loolu ndax nit toog nga dal di leen dëggal bu dee la ñuy def lu noonu nga wax leen ñu teggi seen tànk tege ko fi lay jubanti dong bëgg nga jaar ci yoon wu baax kooku rekk a mat jëwriñ salaam cher nañu leen ziar wér waa jàmm ji baawoon alhamdulilah sant yàlla bu baax cher nañu leen ku wax loolu waaye delloo ziar Kéba la dinaa ko ni gis nga fu mu toll nii bu duggee rek moom fu mu toll nii ay yeneen i fem bu ko neex duggee kon actuellement Rufisque actuellement ñu ngi à l'écoute
waaw Rufisque kay mu ngi nii toog àndiku. alhamdulilah damay jàll jëm ñaajoog Tëngéej ak Barñeek fu ne. ndeysaan di leen bigab. di leen bigab. dégguma. waaye damay wax balaa moo dem. dafa ne dafay jàll dem jam ñaajo ba jàll la ko wër di leen bigab. waaye dama ne ko xaleel la auditeur yaa ngi déglu. nañ ko déglu moom tamit bu baax. mu nekk koo xamante ne xalimaam tamit ñaw na bëgg na la muy def. waaw non. ba tax na ci 8 mars bii ñun jigéen ñi nga xam ne mu bëgg leen lool sopp jigéen am fu mu teg jigéen mu jël xalimaam am lu mu ci bind ngir génne ko waaye balaa ñoo wéy ak moom dañ koy naan salaam magi ne ko salaam ba lu mu ñuy baddil ñu xool lan la. salaam kon salaam. ay Thiaba Keba salaam. Femme. La femme mérite d'être idolâtrée. Oui, vénérée. Alors femme, reine mère de l'humanité. Et pour te gâter, je ferai le tour de la cité en criant haut et fort, bonne fête de la femme, charmante dame. Ne jigéen ne ma bàkk jigéen ñu seeni jëf sax dàq du dañ. ne su ma jaaxlee ba toog sa wet nga sol ma xam-xam da say kàddu dafa baax ci wér gu yaram te day yokk am ne kàddu yi ma lay bàddil bu la neexee naagu ndax damay xëy ci suba ba jant sow di janneer sab daagu ne waay li ne ci xol xajul ci nopp waaye foog ma wax négal ma tibb ci kopp ne jigéen maa la sopp ñàkk laa teg gët tax na ma wopp ne maag yow rekk la woon laataa may gën ci àdduna xaymal boot ba tey xam nga ni maag yow yàgg na ne jigéen yaa di suñuy soxna ne ko yaa di suñuy soxla ne jigéen daf ko sabu waay di nga xam ne kii rekk mat noflaay way jigéen a di wéeru waay ma ne jigéen ba muy ñetti yoon dee ko yërëm day bëggal ay gab yi bëggal ba ñu naan def la xërëm léegi mu dàqalikook sagom muri cërëm waaye nanga ko sàmmal sërëm jël ndoxu dëgg daal di koy sëlëm bégloo ko wurus xaalis ak ngalam ma ne ko bu la tooñee sax nanga ko jéggalu ndax keroog ba mu dummoo yoo kër ndeeg bàyyi ci la sukk jébbalu way gabi ku la jaral way gabi ku tax bàyyi loolu lépp na la jaral fanaan ci biir géttu bay yi wala nga sax saako yamb ci biir tubay yi Salaam mon frère. Borom 1 2 3 4 5 6 6 style. waaw style. waaw mais est-ce que. à part de bonne nouvelle ah. waaye yow ma ne. est-ce que. ki ma jàkkaar loolu fa la Demba. jaralu ko saako yamb ci biir tubay. Demba damay laaj rek Demba ndax jaral na la saako yamb ci biir tubay. jaral na la ko. Demba nee na waaw Demba nee na waaw. kon balaa may dem damay fekk ci sama jigéen jooju toog foofu. Magi naan ko Magi. ndeysaan Magi Aïcha mi ngi noonu. jox nañ ko micro bi ndax dafa loo xamante ne ni dafa dawloo sama yaram. dama ci bëggoon ñëwaat mais xam naa ni bismillah. ma ne sànq dafa bàddi loo xamante ne ni moom dafa dawloo sama yaram. waral ma naan ko Magi. allo Magi. allo maa ngi lay dégg. mi ngi lay dégg. waaw ma ne bisub ñaar fukki fan ak juróom-benn. ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atum 1975. xam nga ni bër set lépp na selaw. nit ñaa ngi dox waaye ñëpp ngi nelaw yaram daw rangoon taw. ekk moom ñu doo dégg sax ngelaw. ñu jékki saa yi muy wiit. ma ne asamaan ji niis. ñu jékki saa yi muy wiit xalaat tax bopp di. Magi njolloor tëdd di seen biddéew nit ma laaj jinni di laajte lu xew ma ne ci ay simili wër na àdduna suñu yaakaar tey ak ëllëg dëddu na ne ko góor ga ji ko ñuy laam-laamee yeneen ci lam wàlliw kàddu yi di biwu ngelaw naan fu ñu koy jëleeti suuf si naan ko fu ñu koy ameeti ma ne ko doomu Asook Abdoulaye Ja góor gu soppoon lool Cheikhul Tidiane
mu ne fu ñu jëlatee góor gu jëloon diine ji nag mësta war fas xamul tongoo bay xas waaye suñuy xol la ñaas ma ne kookoo di magi kookoo di bàyyi barxaama ndeysaan ñëw ma ni bàyyi mooy yàlla waaye keroog bi ma xamee bàyyi man kat la bàyyi mooy yàlla Slam jox ko directement maa ngi leen di bàyyi Kéba kokoy Baye Niass mënoo dem Kéba jël ko kokoy Baye Niass dans l'ombre grise d'une génération en crise perdue, d'une génération sans vertu ou divertie, j'ai vu sa lumière juger des sommets des collines, guider mes pas vers un monde de folie, de diamants polis, diamants. Est-ce ça la vérité, Kéba? Je sais pas. De mon cœur déferlent des vagues de frissons, un amour sans nom, une quiétude profonde, des rafales de frissons. Est-ce ça la vérité? Je sais pas. Oh Baye Niass, oh Barham, source de foi intarissable, bouclier infranchissable. Doomu Abdallah bi jeex ci doomu Abdallah ji réer ci reeri rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kookoo di Baye Niass mooy baayu bàyyi borom faydu mooy borom mbootu laa ilaha illallah bi mooy saabu bi fóot xol yi moo ñu teg ci yoon bi jox ñu baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma ne kookoo jara sopp moo jara topp ma ne dëggay lépp Slam. Et Kéba chapeau. En fait, t'as fait ma soirée en tout cas. Kontaan nañu. Et franchement, vous faites vraiment la fierté quoi. ndeysaan xol ba tooy na moom tamit kontaan naa ci moom bu baax. Kéba vraiment dafa nekk ku ñàkk ki ñaan koo xamante ne saa su nekk day nekk ci sa ginnaaw di la jàppale saa yu gisee loo xamante ne war laa mën a dooleel da ciy dox bu baax. mu nekk koo xamante ne dañuy faral di déggoo lu bari. amaana son bi sax nag jot nañ ci liggéey ma ak moom. jot nañ ci liggéey parce que duo la woon mu am sama pàcc ak pàcc boo xamante ne moom moo ko kii woon. moom noonu lañ ko génnee woon. donc tey ma jaar fi ne na jàllale sama pàcc mu dugg si dooleel ma. donc ma koy rafetlu bu baax a baax. macha allah vraiment chapeau. En tout cas franchement man rafet na laay wax aussi. parce que suñu déggee xam nga bu ñuy wax sànq dama ko wax ni suñuy wax écriture. xel dafay dem ci histoire. Et souvent écriture aussi c'est de l'inspiration. Effectivement. tey bu ñu xoolee àdduna wërngal këpp fi mu toll. donc ñu nekk ci crise bu ngand te ñu gis ay tout tànk yoo xamante ne dañuy jël seeni xalima di ko bind mu jëm ci wàllu diine wàllu tarixa spiritualité boobu yëg-yëg boobu naka ngeen ko mën a expliquer ki nga xamante ne moom actuellement mi ngi à l'écoute. man nag mën naa ni xol laa bindee rek amaana sax bi may bind xool ma ci woon ay riim ak yooyu yëpp xool ma ko ci. yëg-yëg bi ak tolluwaay bi ak peut-être quelque part une touche de réalité. loo xamante ne man maa ko dund personnellement parce que ci biir texte bi am na partie bu may waxee ni je suis perdu sur un chemin de fantaisie. Voilà, sur la mauvaise pente de mes folles désirs. Donc parfois àdduna di nga nekk ci benn yoon boo xamante ne boo ko toppee rek amaana fi ngay jëm du la gënal. donc ci noonu am na ñoo xamante ne boo dajeek ñoom ci sa àdduna dañ lay andiwaat récupérer waat teg la ci yoon boo xamante ne donc moom mooy boo xoolee da ngay xool 5 ans avant nga xoolaat léegi nga sant yàlla donc loolu ci loolu laa sukkandiku mën naa ne. ak ci bëgg gi ma bëgg Baye Niass. ma bind ci donc voilà mu joxe loolu. te Kéba tamit. mën naa dañu bokk benn yëg-yëg bi. macha allah donc moom moo waral mu yomboon trop. parce que gisante wuñ sax bi ñu koy bind mais dafa am lu mu baat di yónnee ma ko comme moom noonu lay faral di def man ma am lu mu baat di yónnee ko rek. xol yi gisee ñu boole ko. moo tax xol yi gisee. li jóge ci xol rek mooy tugg ci biir xol. mooy demaat ci xol. dégg nga loo yëgul tam di ko génne tam mën na ko génne ba keneen yëg ko ci biir xolam. effectivement c'est très important. damay ñëw rek ci Mama Yelli. kon. ndaw ñi saa su ne nañu delloowaat xel yi gannaaw maanaam dégluwaat bu baax a baax mag ñi gëstu ci gannaaw xool mag yi fi jiitu ñi nga xamante ne dañuy bind ba pare ñi nga
dañoo bind wàcc fi bind ci jigéen wax ci li ci yàlla wax kon nga bëgg a bind ci jigéen boo demee gëstu ci yàlla wax ba pare dégg nga xool ci àddina nañuy doxee xool mag bu nekk ca wet yàgg juddu yàgg fekkee kon soo bindee danañ ko yëg ci biir xol yi la nit ki dund tamit mën nga kaa bañ a dund waaye nga gis li nit ki dund nga xool ko te xam ne mën nga cee yee àddina ndax man koy dund keneen di ko dund keneen tamit di ko dund soo ko boolee loolu noonu nga bind ko def ci benn jàngat mën nga ci yee àddina wala keneen ka doon def lu mel noonu mu digg la xel ma sori nga yee ko ba mu bàyyi boo jëmee ci wetu mbëggeel mbind ma tamit day nekk loo xamante ne yëg-yëg lay doon kon la ngay bind boo ko yëgul ci sa biir xol mënoo ko bind ba mu dem ci biir xol nga dégg ko naan ne man de xaw ma lii lu tax explosé wul il faut nga def loo xam ne da nga ko yëg ci sa biir xol pour mu mën a dugg ci biir xolu keneen kon c'est très important ba tax na yaa ngi wax ne am na da nga ko bëgg a yëngal tuuti kon ma bàyyi la li nga koy yëngal boo ko yëngalee ba noppi rek mu enchaîner ak moom baddi ndaxte -5 dañ war a tàggatoo parce que dañuy lëkkale chaîne yi. waaw dama bëgg a xam par rapport ak mbind bi la façon d'écrire. yéen bu ngeen di bind votre façon. parce que à chaque fois bu ngeen toogee ci plateau bu ngeen waxee am na ci koo xamante ni peut-être mu ngi à l'école. mi ngi jàng wala am na ci koo xamante ni bon lecture daf ko neex kooku damay gis ni émission bi daf koy neex lool mais kooku par rapport ak moom nga tàggat xelam ci li ngay def. parce que xëy na bëgg na ko am habitude d'écrire mais am ko kooku lan nga koy wax. que ni commencé rek moom it dara méttiwul ci àdduna. que nit lu mu bëgg a def lu nekk potentiel baa ngi ci moom di nelaw il suffit que moom mu bëgg ko mu liggéey ci loolu noonu bu yàggee loolu noonu dina ko fekk si parce que yàlla lépp la dëxañ ci nit donc yow boo bëggee benn affaire nga koy xool nii mu lay neex demal nga gëstu ko. dugal ci biir xoolal atelier yi fu ñu am parce que Dakar fépp am na atelier. d'accord kon ce qui veut dire que dafa am ay atelier d'écriture. exactement am nañ ay atelier d'écriture yoo xamante ne nañ ko ubbi pour ñëpp c'est pas parce que élève nga wala doo slameur wala dara mais ñëpp nañ ko tijji kii bind olof kii bind manjaak kii bind français kii bind leneen ak leneen ñëpp nañ ko tijji ku ci nekk boo ñëwee li nga xam ne moom nga denc ci sa xol nga xool noo koy sottee naka nañ koy rafetal nice voilà ci noonu nànk-nànk ci ngay xamee yoon bi ci ngay tàmmee di bind parce que lépp tàmm la. ci ngay tàmmee di bind boo tàmmee di bind nag après nga jàll ci leneen mooy déclamer. waaw. après mooy lépp lay ñëw nànk-nànk daal. mais dafa am ay ordre. je sais pas dafa am ay règles aussi. waaw parce que kooku aussi dama bëgg moom mu comprendre que ni bind bi dafa am ay règles du dañuy bind rek. du dañoo war a sentir que ni dañuy bind. rek bind. parce que am na mbind boo xamante ne am na fu mu yem am na mbind boo xamante ne amul fu mu yem. kooku moom pour mu xam ko dan nga koy wax. donc soo demee ba nar a bind te mu wóor na sujet bi nga bind maîtriser woo ko bàyyi ko loolu moo njëkk ci règle yi parce que li jëwriñ di faral di wax looy wax na nga ko mën a waxaat. waaw donc loo jaar tey rek na fekk ne am na ci loo sukkandiku lu dëgër loo xamante ne moom moo tax nga bind ko fu ñu la woone la kaay kat kàddu gi yaa fi waxoon nga mën a waxaat ne man kat lii ak lii fii laa ko sukkandikoon pour teg ko fu mu nekk loo xamante ne lu palpable la également ci style d'écriture bi loolu nag moom ku ci nekk ak ni mu ko bëgg a defee parce que versification mu ngi fi leneen mu ngi fi te tamit ci bind ci wolof tamit am na waat yoo xamante ne foog nga dem gëstu ji ko ci olof man au passage damay remercier waale bu baax tamit maman Fatou Yéli parce que premier atelier yi ma def yoo xamante ne bind olof la ñoom ñoo fa nekkoon ak waa cours de wolof Dakar ñoom Gëlëm Sarr ñoom Maysa di ak ñoom tonton Lamine Mbaye di def loo xamante ni ci olof bi da nga koy xool nga am envie yow nga dégg olof comme ñoom ni ñu ko déggee nga bind ko comme ñoom ni ñu ko bindee voilà donc loolu tamit day delluwaat ci gëstu bi versification day delluwaat ci gëstu bi lépp lu nit def rek am na tamit ay règles yoo xamante ne moom mooy circonscrire métier boobu noonu donc lu mu ci mënti doon da ngay dem gëstu ji nga xam ne nii ak nii kat nga war a defee lii waroo koo def donc nga jàllee noonu également tamit salaam dañ wax tamit am na benn liberté boo xamante ne liberté d'expression. waaw liberté d'expression. mais am na koo xamante ne boo ko nee liberté d'expression il va pas comprendre peut-être mën na xëy dugg ci ay dérives yoo xamante ni. di ma waxoon rek loo wax da nga ko waxaat. mais xam nga liberté d'expression bu ñu ko waxee. ça ne veut pas dire que nga daal di ñëw rek dugg fu la neex. waaw non. fii liberté d'expression daf fi am. mais nit ñi dañ leen a yar. je te donne un exemple. par exemple tey liberté d'expression accepté nañ ko ñun RTS waaye tey boo toogee ba tey sa micro am na la nga war a wax am na fa nga war a yem
parce que respect bi nga xamante ne moom ngay jox ña nga xamante ne dañu teg seen nopp di déglu te nag déglu day ànd ak topp waaw parce que déglu bu ànd ak topp mooy waral nga daal di indi loo xam ne dañ ko war a ji ñu topp ko mais boo indee loo xamante ne buñ ca toppee wax ko wala xale yi di ko fowe nekkul la gën kon kooku taxul ñuy wax bu ñuy wax liberté mooy njariñ dégg nga njariñ ndax boo xesee ba toog yore micro wala ngay woy nga xes ba toog ba jële micro bi jàkkaarloog public bi raw nga say buum teg da ngay wax rek ba yeew sa bopp baa nga wax ba yeewee ko salaam donc voilà waxtu bi aussi dafay jàmmaawam ndax njariñ moo làqatu ci ginnaaw écriture d'accord donc xam naa ni temps bi xat na moo tax def moom moo ñuy baddil dara rek ñu tëjee ko bàyyi moom waaw kay moo ñuy baddil dara ñu tëjee ko ndax buñ fi toogee xam naa ne léegi ñu ne ñu mi ngi nii waaw gis nga donc 2 minutes nee na loolu dabi moo ko yóbbu de moo ko jeexal en tout cas waaye léegi moom kay baddil rek lépp moom la nangul rek waaw mais li ci am rek jël Slam. Naza mwasi, naza kitoko. Naza mwasi, naza kitoko. Femme forte. Sœur, mère, amie. Femme ombre, timonier du désert chaud de l'Afrique. Oasis dans le Sahel et le Sahara. Femme noire, force de tsunami. Femme noire, père de l'humanité. Dans ton ventre, tu as porté des diversités. Fagot sur la tête, tu n'as jamais hésité à remplir de bonheur la vie de tes proches comme tu remplis ces jarres de tes bassines énormes femmes. Force mère des premiers pas. En toi, j'ai épuisé cette force faramineuse qui dort ici-bas. De la néologie à l'ifan, tu n'as sculpté que des divas. Dire ça, c'est l'euphémisme de ton combat, ton contact avec l'intrus usurpateur, de l'hypossesseur de ta force, l'extracteur de ta masse femme. Naza mwasi, naza kitoko. Force mère des premiers pas. Oui, en toi, j'ai puisé ce courage faramineux qui dort ici-bas. Dire ça, oui, c'est l'euphémisme de ton combat, ton contact avec l'intrus, usurpateur, le possesseur de ta force, extracteur de sa masse, femme d'Afrique. Ta vie n'est que sacrifice, ton courage est édifice, femme. Tu es la beauté qui cache les armes, le sourire qui cache les larmes. Ta vie n'est que sacrifice, je dis, ton courage est édifice. Naza mwasi, naza kitoko. Voilée de force dans certaines terres, péripraticienne pour taire la fin des siennes, violée, mariée de force dans certaines terres. Ta vie n'est que sacrifice, ton courage est édifice. Naza mwasi, naza kitoko, femme d'Afrique.